vendredi 20 février 2015 7h21 mooy doog a jot mbokk yi mbaa jàmm ngeen fanaane ca fajar ba tey ñu ngi àndandoo ak yéen ci télévision Futur Média ñun nag ñu ngi xëy 6h45 jox leen bulletin bu njëkk bi la ko jiitu siira la woon ñu àndoon ci ak oustaz Pape Hann ñu ngi koy gërëm d'ailleurs ndax ci kanam dina dellu si xam naa dafay ndékki rek doog a ñëw nag àndandoo ak ñun ci yeewu leen bi 7h jotee ba tegal ay minutes ci la ñu doorati jëm 10h ni bis bu jot tey nag mooy bis bi mujj ci semaine bi mooy àjjuma bi mujj ci semaine bi plutôt yeewu leen bi mujj ci semaine bi ñu nekk tombé nag ak tey 20 février 2015 ñun ñëpp a ngi fi pour fas yéene leen gunge ci télévision Futur Média xibaar yi itam dafa yeewu fajar ci télé bile jotaay bi njëkk ci wolof 8h ngeen koy am buñ ca tollee nag Mame Faty Dieng lañ ca àndal Faty ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu téléspectateurs yi naka noonu ñi nga bokkal sa plateau. ba jàmm nga fanaane. waaw sant bu baax nag àjjuma ji. waaw sant yàlla rek àjjuma ngi de. xam nga àjjuma moom xam nga daanaka boo bëggee sa week-end neex. ci àjjuma bi nga koy xamee. absolument n'est-ce pas àjjuma bi mooy fa. alors bu ñu demee ba 8h jot ci xibaar yi loo fas yéene yaatal. bokk na ca lu jëm ci paas bi dox Dakar ak Ziguinchor njiitu réew bu Sénégal aju ci bateau yi jëlee na ko ci ñaari junni ak lu teg yóbbu ko ci junni loolu nag di ay kàddu yoo xam ne mi ngi ko yëkkati démb ba muy amal ab tukkim nemmeeku ca Ziguinchor daloo fa itam ñaari bateau yu yees yooyu le di Aguène ak Diambogne leneen loo xam ne itam tey jiit nañ ko xaar ci moom président Sall mooy ñu joxti ne dina teg xeer bu njëkk pont bi dox diggante Sénégal ak Gambie jaare ci dex gi ba tey Pape Cheikh ci leneen atteb Karim Wade layoo ba jeex na la ñuy xaar ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars mooy dogal bu tukkee ci attekat yi neen ko xamee démb bi boobu Bourgi ak Pape Mamadou Pouy ñoo fa nekkoon ñoo doon layool seen bopp ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy seeni avocat dañoo bokk ca boycott ba ñaari ponk yooyu daañu ci teg suñu reportage yu rédaction bu 8h jotee ñu faram fàcce ko mu ngoog loolee la ñu fas yéene yaatal bu 8h jotee daañu ci àndandoog Faty Dieng ak rédaction bu télévision Futur Média xanaa rek ñu jox leen yéenekaay yi laataa ngeen di génn seeni biir kër ca kanam fileeg 9h35 Mamadou Mouhamed Ndiaye moo ko fas yéene xóotal waaye bëgg nañu ko ci xëy rek nga am li ñu tuddee revue des titres maanaam yéenekaay yeeg seeni xët Faty Dieng wax nga ko léegi lu ëpp ci yéenekaay yi xëyee nañu ak verdict bu jëm ci procès Karim Wade Walfadjri xëyee na ak ki nga xamee ni moo di Bibo Bourgi xam nga neen victimisation accusation révélation ak dégénération daanaka yooyee mooy kàddu yu ñu mën a jàpp ci français jëm ci procès Karim Wade alors yéenekaay bii di Walfadjri def ci xëtam bu njëkk ni Bibo Bourgi passe à table. waaw démb Bibo Bourgi Pape Cheikh la ñu doon déglu ci atteb Karim Wade moom ak Pape Mamadou Pouy Walfadjri nag dellu si waat ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko moom Bibo Bourgi wax na ci lu bëri ci lu soxal digganteem ak Karim Wade ni mu nekkee xaritam bañ ko waaye itam wax na ci lu jëm ci société yooyu ñu ko doon tudd di tudd ki fi nekkoon jëwriñ wax na lu jëm ci wàllu prête-nom mu mel ni révélation yi ni ki démb bu bëri woon na moo taxawoon ca kanamu attekat ya naam ñi koy layool teewuñu fa moom Bibo Bourgi moo tax it yéenekaay bi di populaire xëyee na ak xëyeek li mu teg ci délibéré bi ne Karim ak ña mu àndal daañu xam fan la ñu jëm le 23 mars loolu la populaire xëyee tey ci xëtam bu njëkk. le 23 mars la ñuy xam fu wànneen mujjee ki gëtam Karim Wade ak ña mu àndal ginnaaw parquet spécial bi sàkku la ci ñoom ñu daan leen ay atikasook jël seen i koppar yi nga xam ne nee ñu teraanga ju ñëpp bokk la ak yu ni mel ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars moom lépp dina leer ci la ñuy xam ba xam dañuy tëddaat dañ leen di bàyyi wala it bu ñu dee tëdd ñaataat la ñuy tëdd. ni ma koy faral di waxee lii la tubaab di wax même son de cloche. ndax quotidien moom itam xëyee na ak procès Karim Wade. délibéré beeg taxawaayu CREI yi ne Karim Wade envoyé nañu ko wala dàq nañu ko ba mars. waaw Karim Wade envoyé nañ ko ba mars moo loolu nag le quotidien fësal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars lay doon incha allah di mbir moo xam ne ni nga ko waxee yéenekaay yëpp ñoo ko xëyee lu ko waral. bokk na ci information yi gën a fës. ni ki bi lëmbee réew mi waaw démb ñoom ak Ziguinchor ñoo lëmbee woon réew mi. voilà ba tey rek Sud Quotidien moom itam loolu la xëyee ci xibaar bi nga ni moo lëmbee réew mi Faty Dieng ne procès Karim Wade Karim ak ña mu àndal
ci kanamu xëy yi. verdict bi le 23 mars xool leen ko noonu loolu mooy xët bu yéenekaay bi di Sud Quotidien Le Témoin itam waxi nopp loolee la xëyee ni procès Karim Wade 23 mars jour de vérité ñu won leen ko mu yéenekaay bi di Le Témoin noonee la yeewoo tey ji ci bis bi leneen loo xamee ni wax nga ko bokk na ci wàllu actualité bokk ci xibaar yéenekaay yu bëri xëyee ci tey jëm ci tukkib nemmeeku bi président de la République doon amal démb ca Ziguinchor am na ci yéenekaay yoo xamee ni sax nee nañu fi mu tollu tembe président Macky Sall dafa door di def campagne am alors populaire ni Macky appâte la Casamance Soleil xëy ci ni Ziguinchor sort de son isolement. waaw lu jëm ci wàllu Ziguinchor ak tukki nemmeeku ba démb président Sall ni ñu ko xamee Pape Cheikh daloon na ñaari bateau Aguène ak Jambon lam ca teg moom mooy wàññi paas bi nga xamante ne moom moo doxoon diggante Dakar ak Ziguinchor xam nga benn moo fi nekkoon muy Aline Sitoé Diatta daan am na paas yoo xam ne mi ngi woon ci ñaari junni ak téeméer président Sall yóbbu ko ci junni lim ci bëgg nag moom mooy désenclavé li nga xam ne moom mooy Ziguinchor ba làqu gi mu làqu mu deñ ku fa bëgg a dem daal di fay dem ñu bëri nag jàpp ne dafa teg maanaam dafa dëgmal loolu ñu naan campagne ndax ku nekk xam ne 2017 soreetul. voilà grand place itam loolu la xëyee ne Macky prend le large. waaw Macky ñoom ñu ko gisee rek comme dafa dem Ziguinchor waxal lu jëm ci ay wàllu gaal nee nañ ma ngi ko wax ya wax nag lu jëm ci Ziguinchor ak it ni ñu ko waxee na mu ko bëgg a désenclavé moom it Pape Cheikh bokk na ci xibaar yi lëmbe réew mi mu mel ne yéenekaay yu bëri ñoom it rate wuñ boobu les information am na sax wax nga ko léegi ñoo xamee ni dañu ko jàppee campagne ne Macky fi mu ne mu ngi ruumandaat campagne am. waaw loolu la ñu wax ndax nee ñu ni ñu ko waxee 2017 bëreetul ñu ngi ko gis ci yenn yéenekaay moom ak soxnaam ñu wane ay photo yoo xam ne archive la bu ñu taxawee ful bi di leen galvaniser li ñu xamle rek moom mooy président Sall yi mu def itam jéego la yoo xam ne mën na koo jural ay poñ amaana ci président ci élection 2017 maanaam loolu la enquête wax sax d'ailleurs ci xëtam bu njëkk enquête waaw ay xeetu kii daal lañ ko jàppee campagne ndaxte li ñu bëgg rek ñoom li ñu jàpp moom mooy façon la boo xam ne dafay séduire waa Ziguinchor ba 2017 ñu fal ko ndax xam nga bu jëlee paas yi ci ñaari junni ak téeméer yóbbu ko ba junni maanaam junni ak téeméer na des ca gafaga ga loolu yaakaar naa ni yendu ji Casamance rek waaw mën ngaa dem dikkaat sax wala nga def sa matinal dem dellusiwaat voilà alors laas xëyee na ak coow li am ci diggante Khalifa Sall ak président Macky Sall ne USAID dafa mujjee convoqué réunion de crise waaw lu jëm ci emprunt obligataire bi nag fi mu ne ni jur na coow diggante nguurug Sénégal jaarale ko ci jawriñ bi ñu dénk wàllum koppar yi di Amadou Ba ak ñi nga xam ne ñoom ñooy mairie bu Ndakaaru USAID nag ak Fonds monétaire international ñoom dañoo bëgg rek xam naa ni fay loolu nga xamante ni si coow la ju dox ci diggante bi lu ci mën a am Pape Cheikh bokk na ci li tax mbir mi mënta jàll acte 3 de la décentralisation xam nga ku nekk xam na ne élection yi ñu génn acte 3 de la décentralisation am na ay coppite yu bëri yu mu ci andi. moo tax it yéenekaay bii di Libération xaw na cee cof ba def nataalu ki nga xam ne ni moo di Amadou Ba ci digganteem ak Khalifa Sall ne ay révélation la yoo xam ne ni jëm na ci bras de fer boobu nekk ci diggante coow li toll ci 20 milliards ba ci populaire sax wax na ci bloqué par l'État Khalifa Sall s'en remet à l'UEMOA par rapport ak réunion de crise bi yeneen yéenekaay yi bu ci mel ni Sud Quotidien moom tamit wax na ci ñu ngi ciy gis sax Khalifa Sall mi nga xamee ni jël na acte boobu ba noppi itam xaw a deltu ginnaaw tuuti ultimatum nag la ko Libération tuddee ne ultimatum d'Amadou Ba au maire Khalifa Sall. waaw mu mel ni Libération itam dellu si waat na ci coow li nee na ki nga xamante ne si moom mooy Amadou Ba dafa jox ultimatum Khalifa Sall mu jëm ci ni ñu ko waxee empreinte obligataire yi toll ci 20 milliards te ñu waroon ko jox mairie bu Ndakaaru waaye nag Pape Cheikh ay kuréel yu mag dugal nañ ci seen loxo ni ñu ko waxee FMI Fonds monétaire international USAID ñoom ñëpp ñu ngi ciy wax mu mel ni réunion de crise bi ñu ngi xaar gindi ko am ci diggante ñaari kilifa yooyu lee Direct Info xëy duñu xamal ci xëtam bu njëkk ni am na coow lu am ci wàllu tourisme
tourisme ca dëkk bu ñu naan Saly foofee nag li tax coow loolu am nafar na ko am na ci enquête bi mu ci def waaye nag mu ngi ko tuddee coup fatal. coup fatal li mu gis moom mooy tourisme secteur boobilee dafa sooxe lu bëri sax gis nañ ko ci yenn ci ay hôtel bu ma juumulee ci yéenekaay bi gis nañ ci ay hectares yoo xam ne dañu ko mujj jaay lu ko waral sooxe gi nga xam ne sooxe na ko ak ñàkk ndimbal li moo tax ñoom ñu tuddee ko coup fatal def ci gëstu bu yaa ni nga ko waxee nafaraat càmbar ay ponk yu bëri yu soxal wàllu tourisme fii ci Sénégal ni ñu ko xamee nag fan yi yëpp ñoom it ñi ngi yëglu lu ñu wax na leer ni ñu seenub secteur metti woon na ba fan yi la sax génnoon nañ ci mbeddu Saly yi takk ay morso yu xonk ñu tëj ak ñaari yéenekaay yi nga xamee ne bu ci nekk dafa yëngu ci wàllu tàggat yaram bu dee stade yéenekaay bi nee na wax na ak Isiar Dia coach bi ñu bëgg loolee waxtaan la mu séq ak yéenekaay bi ñu comp ci aslëf rek def ko titre donc loolu le stade xëyee tey ni le coach qu'il nous faut ay kàddoog Isiar Dia mën ngeen ko fekk ci stade yéenekaay sunu lamb itam xëyee na séq ak waxtaan ak ñi nga xamee ni ñoo nekk ci lamb ji ka nekk États-Unis di Balla Gaye 2 grande sur Tai Shinger alors Balla Gaye 2 nee na dina daaneel Eumeu ak lu mu mënti def. waaw loolu la ñu gis ci sunu lamb Balla Gaye ak Eumeu Sène affiche bu ñëpp di xaar moom Balla Gaye depuis fa mu nekk ci États-Unis ci la yëkkate yooyu les kàddu. nee na Eumeu mënta muusa ka waane ba moom du ko daan. voilà loolu la yéenekaay bi di sunu lamb xëyee El Hadj Amadou Mbaye Garmi sax a ko fekkee xëy na tey yegg si pour gunge leen ci yeewu leen bi El Hadj xam naa ni lamb itam ku ko wax war la caa mën a laaj ndax yaa ngi pare combat bu mag bi tubarkàlla le 5. waaw xanaa Pape Cheikh di nuyu rek mbokku téléspectateurs yi ñu san ak dinu déglu waaye le 5 moom addina yëpp tubarkàlla xam naa ni ci bés yi gën a mag bés boobu ci la bokk ndax dañoo boole ñaar ñoo xam ne ñii xam naa ci kanam tudd naa la faram fàcceel ndax ku mel ni Balla Gaye yaayam daf ko yónni yàkkamti ko waaw Eumeu nag te Eumeu du ñeexum ñebbe déedéet amul benn cër tubaarkàlla bu nekk ci moom te du bëri bu sa xel nekkee ci kaw léeg-léeg xelam ci suuf lay nii déggal loolu boo bàccee ci suuf mu ne ci kaw moo tax combat boobu doy waar bari nag ñu dara jaale ko nag kenn ko xam ne kenn rek la ci réew mi di Lamine Diack bés boobu daal ci bés si gën a mag bu ñu défilé ba ci ëllëg sa Sénégal daal dina yëngu xam naa ci kanam nañ ci waxtaan tuuti parce que drapeau la boo xam ne Sénégal yëpp a ngi koy waajal yi waaye yéenekaay bii di sunu làmb loolee la xëy tey si xaak waxtaan ak kii di Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 nag ma nga ca dëkk bu ñu naan États-Unis télévision Futur Média sax ba nga ca dëkk bu ñu naan France ngir am yu mu seq ak kii di président Lamine Diack xam naa ci kanam El Hadj di nga ci mën a indi ay leeral Monaco waaw moo nga ñoo nga Monaco n'est-ce pas donc nañ ci ñëw xam naa bu ca kanamee ci jotaay bile 7h33 mooy doog a jot l'observateur itam xëy na indi ay xibaar jëm ci coow li ñuy waxtaanee démb di waxtaan woo xamee ni seq na ko ak kii di Palla Mbengue la ñu koy tuumaal am naam amul moom en tout cas tontu na loolee l'observateur xëy tay def ci xëtam duma ci sori on va juste laisser le soin à Abdoulaye Diédhiou de nous présenter le menu du L'Obs de ce jour vendredi 20 février 2015 bonjour Abdoulaye. Bonjour Pape Cheikh, bonjour à toute l'équipe de Yeewu Leen, ravi de vous présenter l'édition du jour de l'Observateur qui est revenu sur l'affaire opposant Palla Mbengue, le patron de Gouy Gui, à son ex-secrétaire Aïssatou Ndiaye. C'est un complot ourdi par mes ennemis pour me détruire, a confié le président du groupe Lebougui Gui, Palla Mbengue, qui digère mal les accusations de la dame Aïssatou Ndiaye, ex-secrétaire dans sa boîte, malgré la relaxe pure et simple requise par le procureur de la République dans cette affaire d'harcèlement sexuel l'opposant à cette femme mariée. Palla ne décolère toujours pas. L'homme d'affaires voit même derrière cette plainte un complot ourdi par ses ennemis pour le détruire. En attendant le 3 mars prochain, jour du délibéré de son procès contre la dame Ndiaye, Palla s'est confié à l'Observateur. Également, à sa une, l'Observateur s'est intéressé sur la nouvelle vie du jeune Guinéen guéri d'Ebola. Mamadou Alimou Diallo, c'est son nom, tristement célèbre à Dakar pour avoir été à l'origine de la présence du seul cas d'Ebola noté au Sénégal. L'étudiant guinéen Mamadou Alimou Diallo, guéri par les spécialistes de l'hôpital Fann, mène une nouvelle vie en Guinée. Rencontré sur le vif à Forêt-Karia, une localité située en Basse-Guinée à environ 150 km de Conakry, Mamadou Alimou Diallo, la nouvelle figure de la lutte anti-Ebola en Guinée, est revenue en sujet
sur l'épisode de son séjour cauchemardesque à l'hôpital Fann de Dakar et sa nouvelle vie en Guinée. Et enfin, Pape Cheikh, à la une de l'Observateur, toujours un portrait, celui de Cheikh Alassane Sène. Les scènes de vie d'un présumé terroriste. Ces supposés SMS envoyés aux hautes autorités du pays ont fait peur à l'État, secoué la République. Cheikh Alassane Sène, cadre qui se goinfre de spiritualité, a fait les 400 coups avant qu'une révélation ne change le cours de sa vie. Son portrait est dressé dans l'édition du jour de l'Observateur. Voilà, Pape Cheikh, c'était tout pour l'édition du jour de l'Observateur. À vous, à toute l'équipe de Yeewu Leen, aux téléspectateurs, aux lecteurs, bonne lecture. Merci, c'était la présentation du menu du quotidien L'Observateur de ce vendredi 20 février 2015. Merci Abdoulaye Diédhiou, ñu ngi gërëm tam rédaction bu L'Observateur yëpp gàcce ngalaama ñoom ñun dañuy xëy fajar waaye ñoom nag dañuy fanaanoo liggéey bu ko defee fu nu xëyee fajar rek jox leen lu ngeen mën a jàppandi pour am journée boo xamee ñi da ngeen di tàggoo ak kumpa xanaa rek ñu jàll ci xibaaru jaww ji. On va se faire un point sur la météo ak Mame Fati. Fati démb wax naa la ko dafa mel ni tàngaay baa ngi bëgg dugg si tuuti nag. waaw seddaay baa ngi tàggoo ndànk ndax te bu ñu xoolee ak température yi ñu ñaan am. xaj na fi ba ci kanam nag moom seddaay bi waaw péexu fajar rek y a rien de tel li tubaab di wax. waaw péexu fajar moom neex na. waaw neex na trop mais fi mu ne nii moom gis nañ ne température yi ñu ngi xaw a yéeg ndax 12 degré lañ doon yeewoo mais ñu ngi ba 18 degré loolu mooy température bi am Ndakaaru te bokk na ci gën a sedd ci suba gi moom Dakar Saint-Louis nag moom moo jël raw gàddu gi ak 17 degré Podor itam 18 24 degré ñu am ko ci gox yu bëri fu ci mel ni Matam Linguère Kolda ak Kédougou 24 degré sax Pape Cheikh moom mooy température bi gën a mag ci suba gi Ziguinchor moom ñaar fukki degré ak ñaar la Tambacounda 23 Kaolack 22 Diourbel 21 Linguère 22 degré ci ngoon gi itam moom peex mi dina des ci Ndakaaru ndax 22 degré lay gonto Saint-Louis mi ngi ci 32 35 ca Podor Matam 39 36 ca Linguère 36 également ci Diourbel 37 ca Kaolack Tambacounda 39 Ziguinchor 36 et puis Kolda Kédougou 40 degré sax moom mooy température bi gën a mag si ngoon gi lu jëm ci marée yi basse mer bu njëkk bi am nañ ko bi 2h05 jotee ba ca topp ñu ngi koy xaar ci diggu bëccëg 14h15 lu jëm itam ci beneen di pleine mer yi bu njëkk bi dinañ ko am ci kanam 8h05 la bi ci topp 21h30 ci guddi gi la lu jëm ci géej gi itam tey géej gi dina xaw a yamamaay lu jëm ci wàllu jën mais nee ñu waxtu yi gën a baax ngir dem nappi bokk na ci 11h56 ba 13h56 et puis beneen bi 17h55 ba 19h55 bu leen fàtte seen kaaraange mooy seen gilet de sauvetage jant bi fenk na bi 7h33 jotee tey nag dina fatu maanaam so bu 19h16 jotee mu mel ne tey benn simili la ci yokk Pape Cheikh moom jant bi. waaw à 7h38 jërëjëf Mame Fati xanaa ñu bàyyi la rek nga dellu ci ginnaaw. loo nar ndekki café gu am. purit te tàng. jeex na kon ba ci kanam ñu bàyyi la nga ndekki ji xaw ma kan moo lay summi waaye bu la déggee summi la ci fajar gi donc day ndekki bu 8h jotee mu dellu si waat mbokk yi ñu jox leen waxtu julli ak heure Messi ci fajar gi ngeen xam ko mën ko gànnaayoo ñu jàll d'abord ci waxtu julli plutôt bu dee suba teel léegi ngeen gis ko ci écran bi mu ngi toll ci 6h21 tisbaar mu ngi toll ci 13h24 takkusaan mu ngi toll ci 16h45 timis mu ngi toll ci 19h20 gee mu ngi toll ci 20h23 julli fajar gi suba gi mu ngi toll ci 6h21 tisbaar mu ngi toll ci 1h24 takkusaan mu ngi toll ci 4h45 timis mu ngi toll ci 7h20 gee mu ngi toll ci 8h23 bu dee suñu mbokk chrétien yi la lu jëm ci messe yi waxtu yi day changé loolee mooy heure yi nga xam ne am nañ ko ci diggante cathédrale Saint-Joseph ak martyr de l'Ouganda waaye nag comme dañoo toll ci carême dinañu indi ay leeral léegi nii ci waxtu yi parce que ajjuma yi dañuy amal li ñu tuddee chemin de croix yooyu yëpp nag lan moo ko waral ak naka lay demee ci weer bu sell bi nga xam ne ñoo ngi ci jëm ci sunu mbokk chrétien yi daañu waxtaan ak ki nga xam ne moo di abbé René Magic Ngom moom nag mooy prêtre vicaire bu Kër Massar ba noppi itam muy prêtre ci archidiocèse bu Dakar abbé ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci sa teewaay tey ci fajar gi El Hadj Man Mbaye Garmi itam mu ngi fii El Hadj ñu ngi lay nuyu kontaan ci ni nga xëyee tey li nga def rafet na trop waay.
dama ko pàcce rek Pape. xam nga man Baye Fall la. ba pare lii nga def nii. waaw oustaz man Sénégal laa tuddee lii ndax xeet bu ne nga def ci yére bi. dara bu Baye Fall la. waaw morso bu ne nga ca. hélas si kanam dinañu fàttaliku ki nga ñu diggoon kookoo ngi fi ba tey fu mu génnee gën. ñu sopp ko lool ajuma bële passé rek maa ngi lay wax ni. li may xale yëpp fu ma ko séenee damay kontaan. tey kooku nga ñu indil. Pape Cheikh maa ngi nuyu sama soppe yi nga xam ne ñoo nekk ci plateau bi rawatina nag sunu mbokk labbe bi nga xam ne moom tamit dëgg-dëgg sunu mbokk sunu xarita nekk koo xam ne kii boo ne koo jàkk rek gis yar gi ak teggi ni ku baax mu nekk lu baax a baax xam naa loolu Pape ànd na ci ñëw ci diggante ñi nga xam ne nii tubaarkàlla bokkuñu religion ba pare di saafonte te ko teg ci ngor xam naa daal ñaar ñu yaru daal tey ñoo jàkkaarloo maa ngi nuyu Mado lu bare bari sama xarit bi tamit nga xam ne tubaarkàlla mi ngi nekk fële ci suñu place bële ci defar bi di nu toppatoo moom tam maa ngi ko ziar di ko béggee lu bare bari mais maa ngi lay wax dara Pape Cheikh kii ma la indil tey ci jamonoom jii mu nekk ba léegi mi ngi résister loolu nag yombul ci artiste déedéet macha allah parce que am na ñoo xam ne nii ñoom la cheminé dool te ñu bari tubaarkàlla dem ñu retraite te bari na tam ñu fi nekk moo leen formé génn Sorano bu yàgg te ba léegi mu bokk nekk kooku tey laa la indil mais nag ci sa kàddu parce que bi noo daaneel keroog da nga ne bi ma nee xaar da nga ne piis ba laa nam wallaay piis ba laa nam dinañ ko gis ci kanam piis na peut-être xaar bay ba jàggale ñuy fàttali ko tey ci jaar-jaar ci yi mu def fii ci réew mi ñu ngi ko ziar bu baax ndax xam naa ne fu mu xëyee fajar la mu sàlloo rek mooy sàngoo kolom gàddu kurusam ga di ñaanal ñiy liggéey ci télé bi ndax moom télé bi daf fi am wàll ndax digganteem ak président Youssou Ndour am fi wàll ndax digganteem ak El Hadji Mbaye Garmi am fi wàll ci digganteem ak man mii doomam ji donc ci kanam dinañ ñëw ci moom muy Adja Xaar Mbay ma jaaga di doomi Tëngéej Mado démb ma nga woon Poroxaan màggaluk soxna Jaara googule démb la woon ca dëkk bu sell boobule di Poroxaan tey nag ñu xëy xam naa Mado da nga ci ñëwaat tey ndax jigéen la joo xamee ni buñ doon waxtaane jaar-jaar beek référence gi mu doon pour yéen jigéen ñi mën nañu fee def weer ci ay émission exact Pape Cheikh ni nga ko waxee rek di la nuyu di nuyu ñi ma fekk si ci plateau bi rawatina mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan comme ni nga ko waxee rek dafa nekkoon soxna soo xamante ne yiw ba pare doon royukaay ba tax na nag ay gone yu ndaw ñoom it naam fekkee wuñ ko ñu gëstu waxtaan yu ki nga xamante ne moom moo di soxna Maam Jaara Buso bu ci kanamee nag dinañ gën a waxtaan li nga xamante ne moom moo di solo sa màggalu Poroxaan boobee Pape Cheikh. incha allah ki amul sens interdit ci benn ëtt këru diine fii ci réew mi oustaz Pape ànd nu koy woowee borom le 28 mars oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax sànq ci suba rek yow la ñu xëyee tey ci siira bu 5 heures du matin waaye nag li neex mooy àjjuma yi moom da ngay beral loxo Sénégal ndax 5 heures du matin dañuy àndandoo ak yow yeewu leen bi ñu ànd ak yow ba 10 heures 4 heures encore ñu ànd ak yow ci siira yooyu yëpp xeetu sacrifice la rek yooyu defal Sénégal. bëgg rek xam ni réew mi réewum jàmm la waaye Pape réew mi réew la moo xam ni dañu jël seen xol jox ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg Rasulullah bëggu jeex moo tax télévision Futurs Médias beral leen xeetu émission yooyu ñu gën a xam suñu waaji nag ginnaaw bi ma nuyoo kilifa diine yi nuyu Sénégal gépp waaye di la ziar soxna Mado ziar Abbe nuyu ko bu baax a baax soxna Alfi waaye ziar nag borom tagal bi borom sañse bi Alaaji Mamadou Mbaye Gar bi ci kanam ki ngay jàkkaar lool di Sadbou Samb nag defe naa Sénégal mag ñeeg xale yeeg góor ñeeg jigéen ñi dañu ko sopp lool ndax talent bi na ci moom. talent bi na ci moom muy lu mu doon ci bàyyam ba Alxaji Mbaye Ndiaye Samb ca Mbour mu bàyyi ko Mbour di kër Cheikh waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu waaye di xale boo xam ni am na lu yàlla def ci moom bu ne der sa xol ne yar ci Seydina Muhammad Saad bu war a ñëw tey ñu jàkkaarloo ci Rasulullah incha allah te kat Pape Cheikh polyvalent la de Sadbou Samb da nga koo ndox mu indiwaale benn jéeli bu mag takk ndigli tëgg day tëgg polyvalent la loolu incha allah xam naa ne maawoo na ci bàyyi xel parce que dégg naa ñu naan vendredi prochain Sadbou moo ay Sorano le 27 lay def Sorano moom tamit day woote rek bis boo day tàntal sa xarit bi bis Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama waa ji le 27 mars lay doon le 27 maa ngi dem mars sama bés bi le 27 février bii lay doon waaw maa nga 28 mars xam nga mais foofu nag Pape dinaa la ci may tuuti waaja tabaski dafa jot
fekk daal dëgg-dëgg mu ne ci beneen liggéey mu nekk ci réunion. waaye fu ñu waxee mu naan mouton loolu nag moo dal sama waa ji moo ñu dal ñun ñëpp daanaka ndax le 28 suñu bis la ñun ñëpp le 28 mars di guddik oustaz Pape Hann mu jagleel ko xaritam borom barrière or ba ca Médine loolee xam naa bis bu jot rek ñu wax leen fuñ ci toll bu ko defee ngeen mën cee bàyyi xel Alfie ca kanam dinañu proposer togg boo xamee ni li ma waxtaan démb ak waa RFM yi ñoom jaaseek ñoom xale yooyu ma nekkal ci yi muy togg yenn saa yi mu toggal ñu yoo xamee ni dañu koy dégg souvent ci yeneen xeeti ci tubaab yeeg ñoom seen alors tey nga indil ñu Alfie vol au vent poulet ak champignon. tout à fait Pape Cheikh ginnaaw bi ma la nuyoo Pape Cheikh. laaj bi xale riis. comme ni ngay waxee sunu oustaz rek amul benn sens interdit. yow amoo sens interdit waaw man moom ci lekk yi moom aw ma ci benn sens interdit. donc fu ma neex lay dugg rek jël benn plat Pape Cheikh andi ko. parce que fii rek lay xewee ci yeewu leen Pape Cheikh. voilà donc tey ñu fas yéene leen defar ay vol au vent wala bouchée à la reine. poulet champignon. donc moom laay defar pâte yi nii rek parce que temps bi doyul. enfourné ko le temps que ngay pare booy ñëw ñu expliquer rek nan lañ ko defaree. voilà on te laisse le soin de préparer sa ay pâtes donc vol au vent bi mu toggee ak champignon ginaar lu muy tekkeek lu tax ci kanam elle nous en parlera 7h46 mooy doo ko jot Abbé René Mbadji Ngom ñi ngi lay nuyu di la gërëm ci sa teewaay tey ci yeewu leen. ma di leen di fay di rafetlu invitation bi ngeen ñu invité. jërëjëf. di nuyu ñi ma fekk tamit ci plateau bi. di leen di yéene jàmm bi baw fa yàlla. voilà alors ñu ngi toll ci carême ñu ngi ñaanal sunu mbokk chrétien yi en saint temps loolee la ñuy faral di wax weer la boo xamee ni wala jamono la boo xamante ni ku ci nekk da ngay gën a jege suñu borom waaye lan mooy solos carême bi. waaw solos carême si mën nañ ko tënk. ci woote gi ñu yàlla di woo. ndax ñu dellu fi si moom. ndege bépp jaamu yàlla. nga xamante ne mëtadi mu ngi ci yow. war nga mën tamit bés bu ne di gëstu li lay gën a xóotal ci xam kumpug yàlla. te mën di mëttali ay yëblem. loolee tax ci biir carême bi. jàngu bi di gën a dëggal woote tub boobule. tënk ko ci li yàlla di ñuy wax. dikkaat leen fi man. ndax. xam yoon wi nga xam ne moo leen di jëmale. ci yoonu bànneex ak yoonu dund ga dul jeex. tey jii Sénégal dañoo war a sant yàlla ndax mooy raar dëkk boo xamee ni boo fi ñëwee catholique yi dañu ànd ak jullit yi ñu bokk booloo doon benn yenn saa yi nga dem ci ay dëkk yoo xamee ne ci seen i sëkk dañu fay denc jullit dafa denc catholique am na ci ay armeel yu bëri yoo xamee ne noonu la mel ci Sénégal da ngay dugg ci kër fekk ndey di jullit baay di catholique yooyu yëpp am na Sénégal jàmm jooju nag fii la fekk baax ñu tuddee ko dialogue islamo-chrétien alors oustaz Pape Hann nga ci wax waaye ci jàngu bi itam defe naa loolu bokk na ci li ñuy gën a rafetlu fii ci Sénégal ba ca Vatican ba. waaw loolu Sénégal da ci doon royukaay. te doon suñu sag te foog naa loolu dafa nekk loo xam ne yàgg na ci réew mi. ñu koy gërëmee yàlla ndax lépp ci moom la bawoo. te di ñaan saa su ne mu gën di ñuy dëggal. ci déggoo boobule. waaw voilà oustaz. muy loo xam ni ñun xam nga réew la moo xam ne comme li ma départ ne réewum mbaax la. réewum xéewal la waaye itam réewum teranga la comme ni ko Abbé waxee rek delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala yàlla waxoon na ko. te it nag ñun jullit li ñu yàlla wax mooy nañu gëm fonk mboolem koo xam ne yonentu la. amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi yàlla nee na yonentu yi bu leen tàqali ko kenn na ngeen gëm Moussa na ngeen gëm Ibrahima na ngeen gëm Souleymane na ngeen gëm yonent yàlla Isa na ngeen gëm Seydina Muhammad kon moo tax ñoom ñii suñuy mbokk lañ te yonentu bi nee na alxalqu kulluhum ayaalullahi mbindeef yëpp njabootu yàlla lañu te ki ci yàlla gën a bëgg mooy ki amal nit ñi njëriñ di ñaan sunu dëkkaale bi nga xam ne rafet na ñu ngi leen di ñaanal ñoom itam yal na yàlla yokk leen dëgëral ndax mun nga xelal suñu mbokk yi parce que dama ci am koo xamee ni Pierre da Silva fi lay liggéey ci télé bi moom yenn saa yi ma ne ko yow daal man jaaxal nga ma kenn xamul ban xeetu catholique nga doo woor kenn xamul ban heure ngay woor bu nit ñi dee ndékki di nga ndékki bu nit ñi dee reer di nga reer bu ñu reeree mu ne moom añ la tànn bu fi nekkee tombé ak añ mu ne moom reer la tànn bu fi nekkee tombé ak ndékki mu ne non moom reer la tànn donc dafa am ay naka la kooru catholique di demee dafa am ay waxtu yu ñuy tànn. waaw koor gi nag dañuy naan
benn yoon ngay lekk ci bés bi. benn yoon da nga war a lekk par bis. yaay tànn bu nekk suba si. wala ngoon si. wala si digg bëccëg. d'accord. waaw li ëpp solo ci koor gi. moo di ñu woyofal suñu bopp. ndax mën a feesal suñu bopp ak li yàlla bëgg. loolee tax ñuy naan mbir mi daal mënoo nax yàlla xam nga. yàlla kenn mënu ko nax. waaw yàlla kenn mënu koo nax léegi. ab woote la rek boo gisee ñuy woor ndax ñu ëlbati suñu xel jëmale ko fa yàlla suufeelu la ci kanamam te xam ne moo di suñu borom moo ñu sut te li nga xamante ne moom la bëgg ñuy jéem di koy mëttali voilà ci koor gi nga xamante ne dinañ ko woor ndax am loo xam ne dina génn ci ñun te ñu mën tamit di firndeel coofeel gi yàlla am si ñun di koy dimbale ñeneen. alors bu dee ñun jullit bu ñu tollee ci suñu weeru koor ak ci suñu ay xew-xewu diine da ngay gis ñoom oustaz Pape Anne ak Seyda Fat Bintou ak Taïb Socé ak ñu baax ñi di def ay émission di waaraateeg ñoom seen di digle fi mu tollu tembe yow boo amoon tenir yoo xamee ni wala ay conduite yu ñu war a tenir pour suñu bokk chrétien yi nga xam ne xëy nañ ci fajar gi di ñu seetaan lan nga leen di xelal surtout par rapport ak weeru koor bi weeru carême bi. li jiitu mooy ñu gën a xóotal seen xarito ak yàlla. maanaam jaarale ko ci ñaan. di dem mees. di dem mees. di dem ci yeneen waaw yenn saa yi am na ñuy nëbbatu. waaw mais di gën a tamit taataan baatu yàlla. nga xamante ne moom la ñu feeñal ci li ñuy ooy bible bi. voilà tamit am na yeneen exercice spirituel maanaam ay jumtukaay yoo xamante ne jàngu bi may na ko chrétien yi ndax ñu gën jege yàlla ci jamono koor gi la. d'accord alors ajuma yi d'habitude comme tey da ngeen di def chemin de croix loolee nu muy demee. waaw chemin de croix daa fa nekk fàttaliku ga ñuy fàttaliku coono yi nga xam ne suñu borom Yesu Christa jaar na si laata moo jébal bakkanam ndax coofeel gi mu am si ñun ndax àggali ñu si muccug yàlla. d'accord waaw parce que dafa nekkoon koo xamante ne comme yonent yu bëri dafa doon déranger askan wi ñu tuumal ko mu jaar si ay coono yu bëri ñu teg si moom ab croix mu gàdd ko dox ak moom fu sori ba ñu daaj ko ca croix boobu noonee la jébalee dundam loolu la ñuy fàttaliku si ñaan chaque vendredi ngeen koy def vendredi bu jot paroisse bu ci ne ak heure am wala yëppay bokk heure. waaw li ci gën a bëri nag paroisse bu nekk ak réalité yi nga xamante ne noonu la fidèles yi dëkkee. d'accord dañuy jéem a xool ban heure moo gën si paroissiens yi nga xamante ne ñoom la ñuy saytu. d'accord te dinay am par exemple Kër Massar bi ma nekk dañuy dem ba def juróom yoon chemin de croix 5 fois ci bis bi mais chaque vendredi rek. chaque vendredi par vendredi kese. waaw pour mën a may ñi nga xamante ne xëy na dañuy xëy liggéeyi ñenn ñi di teel a wàcc ñeneen ñi di guddee wàcc ñu may leen ñu mën a fekkee ñaan googu la. bu dee paroisse bu Kër Massar est-ce que mën nga ñoo jox heure yi chemin de croix bu njëkk bi. waaw bu njëkk bi mu ngi commencé midi. d'accord ñaari yoon dañuy def si ñaari bërëb yu wuute. d'accord chemin de croix midi. bu 17h jotee dinañ def tamit yeneen ñaar. ci yeneen bërëb yu wuute. ndax xam ngeen Kër Massar dafa xaw a yaatu. ak li ko wër dem ba Tivaouane Peulh ñàgg. bi ci mujj ñu ngi koy def 18h30 ci jàngu Kër Massar. d'accord ñu ngi lay gërëm bu baax yan kàddu ngay tëjee waxtaan bi tey pour suñu mbokk yi xëy duñu seetaan tey jëm ci carême bi le waa di leen di ñaan ñu gën a dugg ci ñaan bi nga xamante ne moom la jàngu bi tàmbali. te bañ a fàtte tuub li nga xamante ne moom moo war bépp mbindeef. tamit di leen di woo ñu gën a yaatal seen xol. ci coofeel. maanaam ci seddoo ak ñi nga xamante ne ñoo di ñu gën a néew doole. ndax loole tamit am na solo. ndege suñu njiitu jàngu bi pape bi. mu ñuy woo ñu bañ a tëj suñuy gët. ci li nga xamante ne moo di coono yi nga xam ne àdduna si mu ngi koy jànkonteel. ñu boole loolu yëpp si suñu ñaan. te ñaanal suñu réew. ndax yàlla tamit gën a dëgëral taxawaay ku ne. te dollu fi jàmm ak sutura. moom nag war naa def ni Pape Jean-Paul II de ñëw Sénégal seet suñu. bëgg nañ ko de. waaw war na fee ñëw loolu bëgg nañu ko ñu ngi lay gërëm bu baax Abbé René Mbagnick Ngom am na bis yoo xamante ni itam kenn warta lekk yàpp dégg naa.
waaw mooy bésu ndorteelu koor gi. maanaam àllarba bi ñu nga xam dañuy. mooy mercredi bi passé mercredi décembre la ñu ko tuddee woon. voilà ak vendredi yi nga xamante ne mooy vendredi koor gi. comme tey. ak yeneen vendredi at bi yëpp. ok bu fekkente ne tombewul ak benn feetu jàngu. d'accord jërëjëf abbé René Mbagnick Ngom di prêtre ci archidiocèse bu Dakar ba noppi mooy vicaire bu Kër Massar yoon la comme ñoo ni TFM seetu askan wi fépp la ñuy laale ñu dalaloon ko tey ci àjjuma bi ngir waxtaane lu jëm ci carême bi ñu ngi leen di ñaanal un saint temps te di leen ndokkeel bu baax ñun nag fu ñu xëyee fajar rek jox leen programme mu jàngu yi paroissier ak seeni prière ak chemin de croix yi nga xam ne ni àjjuma bu jot ñoo ngi koy amal xam naa ne ci ndimbalu kii di abbé René Mbagnick Ngom lay doon ngërëm ñeel itam sunu mbokk chrétien yi nga xam ne ñu ngi liggéey fii ci Futur Média ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ci seen weeru koor bile li ñuy def nag léegi rek mooy jàll ci suñu ay exercice su fitness comme ni ñu koy defee fajar bu jot laata journalu 8h bi alors tey dañ ci àndandoo ak waa Rahma Damba fitness boo ngeen concentré wu bu baax ci li ñu coach bi di proposé parce que bëgg nañu quand même ku ci xëyati nga def sa ay étirement ak sa exercice yu am solo ça permet quand même ngeen mën a am yaram bu oyof ci journée bi ce sera juste le temps d'un jingle avec la complicité de Mao Cissé. tey nag ñu ngi àndandoo ak waa Rahma Damba fitness bonjour coach. bonjour naka suba si. ça va très bien. ba nelaw nga bu baax rek. waaw macha allah yow de sportif bi dégg naa hygiène de vie. waaw leen comme sama classe bi. pas de nelaw pas de manger pas de tout. beaucoup de stress. macha allah merci. allez ñu bàyyi la nga dem ci exercice yi laataa ñu ñëw ci conseil yi. d'accord. c'est parti. ok donc tey poids yi laa leen di proposer juste ok. ok. beaucoup bougé et c'est normal. ok voilà. donc tey li may joxe comme conseil du jour. mooy boo xoolee pour la plupart du temps bu ñuy liggéey salle. waaw dañuy accentuer lu bëri sur les abdominaux. surtout le travail abdominal. d'accord mais souvent les gens ne comprennent pas.
dañuy yaakaar ne c'est pour juste l'esthétique. am biir bu wàcc. mais pas ça. waaw xam nga tegal la ko nii waaw. ok d'accord. waaw en même temps nga waxaale waaw. ok d'accord. voilà. bon. c'est pas grave. ok merci. c'est pas juste pour la silhouette non. parce que boo xoolee. au niveau de l'abdomen. il y a ce qu'on appelle les adipocytes. donc c'est le cellules graisseux bi nga xam ne moom mooy stocker les graisses issues de notre alimentation. D'accord. léegi quand la personne est sédentaire il ne fait pas de sport. donc les adipocytes prennent de volume. ok ngay gis parfois nit ki biir bi génn. léegi la moo gën a am solo boo gisee ñuy accentuer sur le travail des abdominaux. ok c'est parce que graisse boobu quand la personne est en surcharge pondérale. donc là souvent suukar bu ñuy lekk. muscle yi moo koy récupérer. d'accord mu jox ñu énergie. d'accord mais là quand la personne est en surcharge pondérale. graisse bi day libéré wu ci organisme bi. d'accord donc là bu propager au niveau de l'organisme. maintenant le sucre ne part plus dans les muscles mais va directement dans le sang. ah donc wóorul quoi. donc là on commence à avoir un taux de sucre élevé. d'accord léegi bu suukar bi yéegee nag. les organes commencent à être affectés. d'accord mooy le pancréas. day commencer liggéey nag. pour solliciter. l'insuline mooy clé yi nga xam ne moom mooy permettre di capter suukar si balaa muy dem si sang bi. mu capter ko indi ko. mais à la longue quand tu ne fais pas du sport. le pancréas day dem ba day sonn. dootu mun a sécréter ay insuline. moo tax day mel ni rek moo tax ñi dul def sport di màggaale ay diabète ak yooyu noonu. ok c'est ça yàlla nañ ci yàlla musal. sport dafa am solo ah. c'est ça donc moo tax bu ñuy liggéey abdominaux lu bëri. day favoriser dafay brûler. graisse boobu noonu. d'accord. donc moo tax vraiment souvent clients yi parfois ñu jooy si abdominaux yi métti na. mais c'est parce que c'est pour leur bien-être. d'accord. parce que bu ñuy wax sport rek bien-être moo tax. très bien. donc moo tax vraiment mu doon activité bi nga xam ne. nañu clients yi jégal bu baax. ñi ciy liggéey lu bëri nag. très bien c'est parce que da ciy am impact bu am solo. voilà. donc moo tax vraiment maa ngi leen di remercier. merci beaucoup coach. vraiment merci. je rappelle que mën ngeen ko fekk Rahma Damba fitness sport dafa am solo bañ a def sport mën nga màggale ak ay xeetu feebar yu doy waar donc am leen habitude di ko def dem leen ci salle yi nga xam ne ni am na ay professionnels yi ci nekk ñun nag suñu ñaari salle yi xam ngeen ko Olympique Club ak Rahma Damba fitness juróom-ñetti waxtu di 8h jot ba tegal daanaka ay minutes dañuy jàll ci xibaaru suba gi léegi nii. ngërëm ñeel leen ci ànd beeg télévision Futur Média xibaaru suba gi di leen soxal ci xibaar ñoo koy joxe bis bi jot ci waxtu wi Faty Dieng lañ ci àndal léegi Faty ñu ibbee kook ñaareelu fanu tukkib nemmeeku bu président Macky Sall ca Ziguinchor. tey ji ñu koy xaar ngir ñu daal di teg xeer bu njëkk ci pont bi dox diggante Sénégal ak Gambie muy lu ñu njort loo xam ne jàpp nañu ne Yaya Jammeh ak président Macky Sall ñoom ñëpp dinañu tase foofule jox teg xeer bu njëkk pont bi. foofee ca Farafeñe pont boo xam ne day jaar ci li nga xamante ne moom mooy dex ki moom président Sall nag démb Pape Cheikh ci bësam bu njëkk daloo na ñaari bateau yooyee Aguène ak Jambon ñu ne nag dafa sax boole ci wàññi paas yi bi doon def ñaari junni ak téeméer yóbbu na ko ba ci junni muy xabaar bu neex ci askanu Ziguinchor dañuy dem ci diwaan ba fekki fa suñu ndaw Boubacar Diassi lay wuyoo. mu mel ni nag élément boobilee jàppandiwul élément Boubacar Diassi bi soxal tukkib nemmeeku bu président Macky Sall ba tey niñ ko waxee woon ñaari bateau yooyee Aguène ak Jambon ak itam chambre frigorifique ak itam leneen loo xam ne wax na ko muy tabax national 6 bi ay mbir la yoo xamante ne si liñ ci jublu rek moom mooy dimbali Casamance ci làqu gi mu làqu maanaam ba ku fa bëgg a dem fa te doo am benn jafe-jafe président Macky Sall ñu ne nag la mu diggee woon ak askan wa ci atum 2012 bu ñu fàttali ko jongante palub njiitu réew ma ngi ca tànk yi bu fekkee ne itam ñu bëri dañoo jàpp ne rek mbir la moo xam ne mbirum campagne la Frédéric Tendeng taskatu xibaar la li mu gis nag moom mooy mbir la moo xam ne mën naa tax mu yokk ay poñ dañ ci ànd ak Fatimata Ba Djibi Diallo ñoo ko demoon seeti.
Ziguinchor jot ci ñaari bateau yi di Aguène ak Diambogne ñu inauguré ko nag alxamis gi njiitu réew mi moom moo ko amal bu weesoo loolu itam chambre frigorique bi daal dinañ ko inauguré ak route nationale numéro 6 bi nga xamante ne ñu ngi koy defar te pareegul mu nekk nag ay réalisation yoo xamante ne dina tax rek région bu Casamance désenclavé wu. waa Casamance li ñu mës di jooy mooy Gambie dafa mel ni dafa xaaj Sénégal ñaar. bu fekkee njiitu réew mi dem na ba dimbale waa Casamance ñu am ñaari bateau parce que information yi muy jot mooy bateau yi ay bateau pour fret la maanaam pour yëpp ay marchandises ak ay bagages yu diis ak yooyu donc loolu lu am solo lay doon ci waa Casamance dana tax ba ñoo xam ne bëgg nañ def commerce dañ ko def dana tax également jokkalante bi gën yomb kon dina tax waa Casamance gën gis seen bopp ci réewu Sénégal. moom président Macky Sall nag ni mu ko xamle woon ne Casamance dafa bokk ci ay priorité am journaliste bi ne mi ngi koy jëfee te loolee sax mën na feeñ ci élection yi nga xamante ne ñu ngi ciy dëgmal. moom balaa muy falu dafa joxe programme ne Casamance daf ko def mu nekk sur priorité waa Casamance di koy xaar ci loolu di koy xaar ndax dige yi mu def dina ànd ak jëfin donc bu fekkee indi na bateau yi mu ngi ci kaw tali yi mu ngi am yeneen yu muy def. ñoom du ñàkk bésu bilan bu jotee 2017 ndax Macky commencé na leeral ne moom dafa bëgg a nekkaat candidat du ñàkk loolu dañ ci tenir compte donc moom it gaa mu ngi liggéeyal waa Casamance waaye it mu ngi defar bilan am. tournée économique bu njiitu réew bu président Macky Sall nag moom mi ngi ci marqué ay points bu ñu sukkandikoo ci spécialistes yi ndax nag moom mi ngi def kéem kattanam ba stabiliser région naturelle bi nga xamante ne lu ëpp tey fanweeri at mi ngi ci fitna. beneen dogal bu am solo moo di ne yóbbu njëgu transport Dakar Ziguinchor bi ci junni mooy lu ñu rafetlu. Fatimata Ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars bi nu dëkkmal la ñuy xaar àtteb Karim Wade démb nag layoo ba nañ ko xamee Ibrahima Khalil Bourgi ak it Pape Mamadou Pouy ñoom ñoo doon layool seen bopp ndax seeni avocat dañoo bokk ca boycott ba ñoom itam dellusi nañu ci li nga xamante ne si moo jëm ci mbirum Karim Wade ak it loo xamante ne si dañ koo wax tudd leen tudd ci bërëb bu liggéeyukaay yooyu li ñu gis nag moom mooy tuuma yi neen la ñoom ñaar ñooñee sax daal bu nu sukkandikoo Thiadia Talla mënu fa teewaloon wax nañ ci lu jëm ci compte yi ak compte yi itam Karim Wade li ñu gis nag ñoom daal nee ñu du ñu ay prête-nom lu jëm ci Ibrahima Khalil Bourgi ñu mel ni ay wax la yoo xamante ne si amoon na foofee nga ca tuwaatekaay ba bu fekkee itam parquet spécial ak avocat yu partie civile bi ñoom li ñu gis rek moom mooy ñaar ñooñee dañ doon daw laaj ci nga xam ne moom moo leen fa taxoon a teew. ñu des ba tey ci àtteb Karim Wade boobee bu nu sukkandikoo ci maître Souley Macodou Fall ñetti xeeti avocat ñoo ci am ñi layool nguur gi ñi nga xamante ni itam bokk na ci ñoom ñooy layool défense bi li ñu gis moom mooy boycott bu nu sukkandikoo ci avocat nguur ngoo gi lee boycott bi amul sens li muy sàkku ci ñoom ñu dellu si ci ëtt ba layool ñi nga xam ne ñoo leen jox seen i koppar dañ ci ànd ak Pape Ndéri Fall Thierno Laurent Mendy ñooñu ci defal ab gëstu. soppeeku bu jaaxal ñëpp ci ay avocat ci ñenn ñu jiiñandoo alal ju lewul ni Karim Wade maître Souleymane Fall di layal nguur gi ne fi mu toll nii ñetti catégorie avocat ñu am ci défense bi. ñetti pàcc lañ leen di def ñetti groupe la ñuy doon groupe bu njëkk bi mooy wookaawu Karim Wade yi ñooñu fii ak Karim Wade ñëwul ñooñu bu ñu ñëwoon tamit duñ fi am benn njëriñ ndax duñ leen jox kàddu gi. beneen groupe bi mooy wookaa yi nga xam ne seen client fay nañ leen ba noppi. ñu lànk ne duñu ñëw ne dañuy topp avocat Karim Wade yi ak beneen groupe bi nga xam ne ñoom xam nañ li nga xam ne moom mooy seen wareef muy wookaa yi nga xam ne fay nañu leen ñu jógee Bénin ñëw défendre seen client mooy pi ak booba. maître Fall jàpp ne gedd gi du dara lu dul tur rek moo fi nekk. boycotté audience lu doy waar la ndax client bi lu mu xam-xam dossier am ndax bi ma bougé plaidé na ci suba waaye li mu wax yëpp avocat moo ko bindal ñun duñu ay dof gedd bi des na xam nga nag ku gedd sa yaay aye waaye nag gedd ba pare léeg-léeg nga ñëw daal di sàcc jël tuuti xooñ wala nga toll ci ginnaaw di yónnee kuddu ceeb kooku du gedd ndax gis nañ wookaa boo xam ne nee na dafa gedd waaye toujours mu ngi ñëw ci salle du jax di jël ay notes loolu lu doy waar la. avocat bi ne mbir yi nag lépp lu mu ci mënti doon rek ay feemu Karim Wade la. réquisitoire bi doy na waar ndax juróom-ñaari atu kaso wala juróom-benn atu kaso wala ñeenti atu kaso loolu du lu ñuy caaxaane. fulla bi moom mooy ñëw ci cour bi xam ne débat bi du dem ci teeru bi wala nga dem ci rajo wala nga dem ci mbedd mi. boycottu avocat yu défense gi tax na ba ñi nga xam ne ñooy layal nguur gi ñoom rek ñoo nekk ci tribunal bu Ndakaaru li ni mel nag ndax du jural gàllankoor Bibo Bourgi Pape Mamadou Pouy ak seeni ñoñ
atte bi rek moo ñu ci mën a indil ay leeral. Pape Nder yi ñu des ba tey ci wàllu yoon ak yoonal kuréel gi lëkkale liggéeykat yi nekk ci wàllum justice ñoom nag dañoo dakkaloon seen liggéey dafa am lu leen metti kenn ca ñoom la ñu ne daal benn takk der bu nekk ca buntu palais de justice moo ko duma yu metti bu nu sukkandikoo ci seen secrétaire général El Hadji Malick Diop ñu ne fitna googee dugguleet li ñu wax nag ne ñu sonn nañu tàyyi nañu te yi dàq ñu sax yóbbu takk der boobee fa mbaxana doone benn soxna si ñu duma mi ngi wuyoo ci turu madame Henriette Diallo dellu si na ci mbir mi dañ ci ànd ak gëstub Codé Ndiaye Martieng. jafe woon na lool mu daal di àddu ci suñuy micro mu di soxna si Henriette Diallo ab sandarma daal di koy dóor pes ndaw si di dellu si ci mbir mi. dama xëy si tey di liggéey si bi ma ñëwee ma gis buntu yi kii nu rang ma ñëw jaar si beneen porte bi wan ko sama carte mun ma fi kenn du fi jaar il faut sortir ma génn je fais la queue ma génn si biti da ngay génnaat si biti man ko du ma génn. léegi nag mu poñee ni ma génneel mu kii mu dóor ma yeneen gendarme yi daw kenn ki ne ko bu dóor jàmbur mu téye sama loxo man ko bu ma gaañ yaa ngi may gaañ sama loxo bu ma dóor après seen chef bi ñëw sama bagage yëpp moom mu waddal ko tas sama musóor bu sànni sama bagage yi sama xaalis bi ma amee yëpp waddal ak sama portable. secrétaire général syndicat bi ëmb liggéeykat yi nekk ci justice di naqarlu ñoom sax ba mbir mi xewee dañu daal di dakkal fasaasi seen i liggéey. gendarme ba ko dóor maanaam moroomu doomam la te ki mu dóor liggéeykat la day liggéey fii ab secrétaire la. ci diggante ay jaaral fii bu fi jaar mu tëgg ko pes loolu ñun duñ ko nangu. moo tax ñu ne tey nañuy banque suñuy loxo ba nouvel ordre. fii suñu kër la. du këru policier du këru gendarme. suñu kër la ñun ñoo ko moom état bi daf ñoo war a protéger aar ñu kon du ñu nangu nag ña nga xam ne ñooy war a aar jàpp suñuy jigéen ak suñuy ay parfois sa ay góor mais di leen duma ñoo xam ne seen yat ba mu demee yàgg na. bu ñu sukkandikoo ci kàddoog El Hadji Malick Diop bi procès wu Karim Wade tàmbalee ba léegi takk der yi dañuy fitnaal képp kuy liggéey ci palais de justice. mais dafa mel ne état de siège yu nekk. depuis procès Karim Wade bi commencé ba tey. ñun dañoo sonn dundatuñu noyeetuñu da ngay jaar fi ñu def jaaral nii ràññeewuñ ci magistrat ràññeewuñ ci avocat ku ñëw ñu toroxal la te day mel ne nag bu ñu xoolee ne da nga borom daraja nga sax fala la ñuy gën a sabaree toroxal la tey nag li fi xew nag nañ nag nu mu tëdd lii ëpp na. syndicat bi nag daxul porter plainte contre gendarme bi def mbir mu ni mel waaye laataa loolu ñu fas yéene waxtaan seen biir laataa ñuy jël ab décision. Codé Ndiaye ñu lay sant di la gërëm yéen tamit naka noonu ci seen teewlu yeewu leen day wéy ba tey ak Pape Cheikh Diallo dig daje ci kanam incha allah. ma jaaj démb moo lëmbee tribunal ndeysaan. doy na waar te xam ngeen journaliste yi da ngeen bëgg ay wax. taal rajo bi RFM ñu ciy wax. di ci wax c'est normal nag ñu topp action Pape Cheikh. waaw quand même da ngeen ñu topp action de daanaka. jërëjëf Fatou Dieng mu nekkoon xibaaru suba gi bu ca kanamee 10h bu jotee nga delsi ci plateau bi Henriette Diallo la tudd bokkul ak suñu maquilleuse bi ah. allez 8h14 mooy doog a jot ba léegi rek ngeen xëy àndandoo ak ñun ñu xooli suñu correspondant yi tey nag bëgg nañoo dem nag ci dëkk bi di Ziguinchor xam nga Fatou Dieng wax na ko léegi tey mooy ñaareelu bisu tukkib nemeeku bu président Macky Sall démb bi mu defee discours am ba El Hadji Mbaye Garmi ñu bëri dañu ko rafetlu mu def Casamance zone prioritaire ci wàllu tourisme fii ci Sénégal am na mbir yoo xamee ni sax proposé na ko ne dina ko yóbbu assemblée pour ñu wote ko bu ko defee loi bi jip ñu mën cee taxaw waaye la ca gën a soxal askan wi nga xam ni démb ba tey ñu ngi koy waxtaane jëm na ci paas bi mu wàññi ci diggante bateau yooyu la nga xam ne ni mooy jógee Dakar di dem Ziguinchor ak ci ay diwaan tey ji nag dina àndandoo ak président bu Gambie pour inaugurer pom bu bees boobu duma ci sori xanaa rek ñu fekki Boubacar Diassi ca Ziguinchor Boubacar na nga doxale Boubacar Diassi certainement c'est un problème de réseau ñu ngi koy jéem a jot waaye defe naa loolu jar naa rafetlu bu ñu amee président boo xamee ne mu ngi jóg di def ay dëkk ay zone prioritaire ndax nag mbir mi waruñu ko yemale rek Ndakaaru El Hadj. xam nga nag Sénégal yi yëpp ñoo ci kontaan. action moom dañ ci toll. boo toll ci bërëb te war ca def action. def ca action rek moom la président def démb. te fi mu ne réew mi bëggatuñu ay wax. dañoo bëgg rek action rek buy teg waaw. waaw action. waaw wax la ngay wax nga def xam nga politicien yi dëgg. moom la wax def ko. voilà ñun loolu la ñu bëgg. loolu la ñu bëgg te président nag mi ngi ci tànk yooyu. yàlla ko yàlla jàppale. te ñun nag dafatuñu ñun askan déedéet xam nga ñun boo ñu nar a indil ay bifurcation rek ñu wàcc ci tali bi. loolu moom jëlee la fi nag ñun moom il faut que ñu dànkaafu Macky nag président ñun Sénégal dafatuñu boo ñu naree
indil ay problème fekkee boole ñu ceeg ñàkkuñ cee boole dañuy wàcc ci tali bi ne la président abal ñu ñoo la fi tegoon ñoo la fi tegoon abal nu ndax ñu sunu carte la ñu yore voilà ku liggéey nu bala fi ku liggéeyul nag ñu teggi la voilà waaye président nag mi ngi liggéey mais rafetlu nañu daal vraiment li mu def parce que jëf daal ñooy opposant ña nga xam ne nii sax nekk nañ ca dëkk ba te bëgguñu la boo jëfee jëf bu rëy dañu xam ne yow lii nga jëf ñoom ñëpp dañuy bokk xam ne jëf nga dara voilà la mu defal nag Casamance daal Casamance yëpp kontaan nañ rawatina nag dëgg de 14 millions Sénégalais yi dégg loolu mention spéciale daal au président vraiment on tire chapeau daal au président voilà xam nga gëm yàlla dëgg xam nga kan moo gëm yàlla mooy kii bëgg réewam dëgg la waaw Seydina Muhammad ko wax xubbul watani minal iman bëgg sa réew bokk na ci gëm yàlla nit nag day bëgg réewam taxawu réewam waaye préparer ëllëg ay sëtam yi bëgg a ñëw dëgg la te boo bëggee sa réew da ngay ñàkk rek jàll xeer ak yëpp nga yemale Pape doo xool dara waaw la président ba amoon rek fit ak fulla waaw ñaar yi da nga koy boole président bu ko amul bi boo na toog da ngay am fit am fulla voilà ñaar yi ngay boole pour nga mën a gouverner important waaw c'est te kat nag li ko war nag mooy def ni ay prédécesseur am ca Ngalandu ba Blaise waaye li ko dalee ci président Senghor bi mu ñëwee dafay bàyyi empreinte am asgor da ngay bàyyi trace ci réew boo ko jiitee ka ca topp di président Abdou Diouf dafay bàyyi trace bu dootul fay kenn moom ka ca topp di Ndiku Coro Sarr Mané Coro Sarr ak Bafou président Abdoulaye Wade def na ba mu neex autoroute baa ngi bàyyi na fi trace de moom nag il a intérêt mu bàyyi fi trace président bàyyi na fi trace di mag mu baax nag waaye nag njiit maa ngi ñaan képp kuy kilifa ngay bàyyi xel di jéggale ko jëlale Seydina Muhammad a gën a kawe ñëpp ëpp ñëpp garaat insaanul kaamil nit ko mat boo ko déggee mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye li ko yàlla taggee daf ni ko sa mbaax kee tax nga am li nga am lépp mooy da ngay jéggale ko jëlale kon yàlla da koo tagg ci jikko waaw boo nekkoon di ko xat xol mbaa nga nekk di ko gaaw a mer di ko gaaw a énervé wu di ko gaaw a gis sa bopp kon li nga am lépp doo ko am waaye li la may lépp mooy sa mbaax gi fa bi ma rahmatin min allahi lintal lakum walaw kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik Mamadou mu ni ko naam mu ni ko fa'fu anhum wastaghfir lahum waaye nag lu jógee ci man ñëw ci yow doxalal waaye loo xalaatal sa bopp war gaañi nga waxtaan ak ñoom wa shawiru fil amri dëgg la war a góor Cheikhul Hadjab daan wax ni ku doyloo sam xel sa njuumte ëpp sa jubal yàlla na yonent bi lu ñëwati doxalal mais loo xalaat war gaañi nga waxtaan ak ñoom géwél sax ak mag ñi dañ koo wax ba ci dee ni suuf du lekk jëf dina lekk yàq waaye du lekk jëf loolu géwél sax da koo wax xam nga kooku dama koy tënku rek jëlee ko ci tukuloo daf ne cëwlu ko yéene cëw naani ñu ne ko lu mu wund cëwlu ko yéene cëw naani ñu ne ko lu mu wund mu ne bu doon nettali nu waay neex mel comme nettali léegi fi nag jëf yi mat nay seet allahu akbar kon jëf yi dafa jar a bàyyi xel de Pape jëf du fi toxu ba ilaa yomi di déedéet dëgg lu waay jëf dina ko xool wallaay ëllëgay tax dëgg naa Youssou Ndour woy ko sax nee na suñu ay jëfi tey mooy suñu jëwu ëllëg dëgg la c'est très important du añ du reer waaye lu mat a sédd la loolu mooy ëllëg dëgg la fa ko mu ngoog parenthèse la rek bu ñu ubbi woon parce que ñu itam ay doomi réew mi la ñu Sénégal rek ñu intéressé faruñu fenn bokkuñu fenn ñun kuy liggéeyal réew mi rek la ñu faral te dëgg-dëgg bu ay président jaaree fii ku ci nekk nga am loo fi def bu ñu tollee nag ci président boo xamee ni xale la ñu bokk ak moom génération gënuñoo bëgg réew mi waaye ñu gis ni bëgg na réew mi bu tegee dara ñu rafetlu ko tey ñaanaat encore mu tegaat parce que du ñu doyal la waykat ba ne woon góor gi doyalu ñu dolli ñu waaye Macky dolli ñu doyalu ñu moom daal réew mi du Ndakaaru rek voilà nañu dugg ci région yi dugg ci département yi dugg fépp defar réew mi ndax boo génnee demee bitim réew dem ci seen banlieue yi da ngay sax rus wallaahi yeneen réew yi seen banlieue yi dàq Dakar wallaahi seen banlieue yi comme suñuy quartier résidentiel kon bu noo amee président boo xam ni mi ngi defar réew mi bàyyi Ndakaaru génn biir Ndakaaru kooku dañ koy ñaanal yàlla jàppale ko bu baax Sénégal émergent daal ci foofu la tollu baax jeex na allez xanaa ñu jokkoo ak Boubacar Diassi mi nga xam ne ni moo ñu teewal foofee ca Ziguinchor Boubacar ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay mbaa jàmm nga fanaane xam naa ni coono nga yendoo démb tey itam moom nga nar a xëyee ndax tey mooy ñaareelu bisu tukkib ne meeku foofu ca Casamance bu président Macky Sall. wax nga dëgg mu ngi mel ni Ziguinchor nga nekk parce que véritablement démb depuis 7 heures du matin de 23 heures ñu ngi si kaw sànq. di topp président waaw tey it dinañ ci nekk bu soobee yàlla fii ak 19 heures jàpp 20 heures. d'accord kon ci tënk li ñu mën jàpp ci programme am bu démb. dafa ñëw na ak soxnaam fii Ziguinchor. ma taxawal bi ci soxnaam parce que soxnaam mu ngi soog a ñëw Ziguinchor pour la première fois. ah bon donc waaw mu ngi pour la première fois campagne électorale ñëw
ñëw Ziguinchor. Macky Sall bi mu ñëwoon les 2 dernières fois ñëwul tey mooy la première ren mooy la première bii pas mooy la première fois muy ñëw Ziguinchor d'ailleurs Macky Sall sax démb daf ko évoqué en plein discours ne vraiment soxnaam mu ngi apprécié bu baax Casamance mu mel daal. Casamance dafa neex nag. waaw Casamance ak péexam fajar maa dem naa Karantaba. dem naa Karantaba tubaarkàlla dem naa Sédhiou jaar naa Kagnabon dugg naa Kafountine mais Casamance dafa neex ah. waaw mais yow xam nga Casamance. non mais balaa ngaa xam neexaayu Casamance sax nga xëy fa fajar. waaw am na benn Casamance dafa am xet bu neex gis nga péexu fajaru Casamance y a rien de tel. waaw pourtant curieusement fu ma nekk nii fu ma taxaw nii ak fleuve Casamance 50 mètres. waaw. loolu moom c'est bien loolu moom defe naa ñi mus a dem Casamance comme président nee na wàññi na pass bi dina tax ñu bëri di fa dem pour di visite di xool parce que zone touristique la Boubacar. wax nga dëgg ci pass bi justement boo seetloo président dafa ne la Casamance mais boo seetloo ci biir c'est pas la Casamance Sénégal yi yëpp la concerné. très bien képp ku jóge Saint-Louis jaaree ko Dakar jël bateau ñëw Ziguinchor 5000 francs ngay fay. waaw c'est bien ça. waaw donc Sénégal yëpp la réduction bi Sénégal la donc réduction bi ñu taxawal di foofu tamit. nee na 50% yi. État moo koy subventionné. donc képp ku bëgg a jógee Dakar ñëw Ziguinchor par les 3 bateaux là. wala jóge Ziguinchor dem Dakar par les 3 bateaux là État fayal na la sa passe moitié. yow nga fay beneen moitié bi. donc ñu continuer ci programme am. jot na donc dalal ñaari bateau ak Diambogne. dalal it complexe frigorifique bi nga xamante ne 2000 tonnes la mooy capacité am. ñu ciy denc li jëm ci fruits li jëm ci ay légumes ak ay produits halieutiques maanaam lépp li ñuy jàpp ci dex yeeg géej gi. président Macky Sall nag wax nga léegi annonce bu mag bu mu def mooy réduction prix passu Dakar de 50%. mais yokk na ci ni déclaré na Casamance zone touristique prioritaire d'intérêt national. képp nga xamante ne doomu Casamance nga doomu Sénégal wala doomu bitim réew bëgg ñëw investir fii ci tourisme doo fay impôt pendant 10 ans. boobu mooy information boobu. mu yokk ci ni Bagou Farafenni tey la ñuy teg première pierre pont bu soobee yàlla pour désenclaver la Casamance. pont bu war a nekk ci Farafenni ñu xam Casamance jaaree ko Gambie xam nañu lu président wax foofu kon ngoon si non si toujours si promesse yi. nee na bu soobee yàlla ligne ferroviaire maanaam ligne ferroviaire xam nga ni ñu koy waxee ci wolof yoonu raay. yoonu autorail waaw. yoonu autorail. dina projet bi dina ko continuer parce que boo seetloo projet bi Maître Wade moo ko fi initié woon. mais nee na moom dina ko continuer parce que projet bu baax la. autorail jóge Dakar jaaree ko Tamba ñëw ba Ziguinchor wala donc mu jël beneen sens bi bu mu paree ci programmation yooyu maanaam ak annonce yi. ci la recevoir démb ci ngoon képp kuy acteur touristique pour ñu waxtaanee tourisme. parce que nee na aussi désenclavement Casamance mënul en tout cas émergence Casamance mënul jaar yoon tant que désenclavé ñu ko tant que réglé ñu problème touristique moo tax mu recevoir képp ki nga xamante ne mooy opérateur économique te ngay yëngatu fii ci Casamance rek toutes les 3 régions de la Casamance. donc ñu waxtaanee ko en tout cas lépp li nga xamante ne daal laal na tourisme laal na économie Casamance. dem ba toj nañu yàq ba jël ay décision bokk na ci benn décision mag dañuy jël 500 millions de francs CFA jox ko FONGIP bi nga xamante ne moom mooy fonds de garantie des investissements prioritaires. pour vraiment mu continuer di financer ay programmes ay projets mais surtout les petites entreprises touristiques donc ñun mu tuddee ko les micro entreprises touristiques. kon programme am tey mooy dafay dem inaugurer hôpital de la Paix. bu ci paree mu inaugurer te visité waale unité de dialyse ak de scanner bu nekk hôpital régional bu Ziguinchor. bu ci noppee mu dem centrale électrique bu tuut nag mu ngi ci yoonu Kolda. boo jëm Kolda jógee Ziguinchor mu ngi à 5 kilomètres de si yoon bi. fa lay dem ngir inaugurer li centrale électrique bi bu paree mu taxawaan bi añ après su ngoon si bu soobee yàlla
à partir de 16h40 16h15 lay inauguré stade Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor. très bien ñu defe naa loolu leer na parce que stade bi itam defaraat nañ ko et tout ce qui s'ensuit Boubacar du ñu la téye lu yàgg parce que xam naa ni amuloo benn jot tey comme président ngi foofu loolu programme la bu ca kanamee di nga ko gën a yaatal ci télé bi ci suñu ay jotaayu xibaar ak it ci rajo bi RFM ak tamit ci suñu site internet bi di www.gfm.sn Boubacar. merci beaucoup. jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax di ndokkeel suñu xarit yi nga xam ne ni ñu ngi ñuy seetaan foofu ca Ziguinchor diwaan ya fa nekk yëpp ngeen xëy àndandoo ak ñun di teewlu jotaay bi la nga xam ne ni moo di yeewu leen 8h26 mooy doog a jot ñu jàll ci jóg job nag ñu ngi ko jagleel xale yi nga xam ne ni ñooy wut liggéey am expérience seeni CV riche te boobu ba tey amaguñu ko ñu gis ni taux de chômage bi li muy yokk ci réew mi daanaka dafa bëri ba tey yooyu bokk na ci ñi dànkaafoo président de la république nañu dolli rek ñun mënuñoo doyal surtout xale yi nga xam ne ñooy wut liggéey tey ñaan itam joxekatu liggéey yi ngeen contacter xale yi nga xam ni fajar gu jot ñu ngi jàllale gratuitement seen ay CV ñoom nag dañu fiy bàyyi seen ay numéro de téléphone ak it seen ay CV comme ça yéen ñi joxe liggéey am entreprise ngeen mën di leen contacter directement CV bu njëkk bi CV wu ku tudd Alioune Seck la Alioune Seck expérience professionnelle 2010-2012 mu ngi woon Ispicor alors la mu fa doon liggéey ca Ispicor chauffeur la fa woon chauffeur alors mission yi nga xam ne ni moom la doon dox ca Ispicor comme chauffeur da daan transporter ay produits nekk na 2008 ba 2010 AGR personnel nekkoon na itam chauffeur de taxi. alors mission yi mu doon def foofu mooy développer li nga xam ne ni moo di agence am ba noppi itam 2007 ba 2008 moom mii di Alioune Seck liggéey na Jetma nekkoon na fa chauffeur de camion alors mission wam moo nekkoon di charger ba noppi itam di yóbbu ay conteneurs bu fekkee soxla ngeen chauffeur bu xarañee nii comme kii di Alioune Seck mën ngeen ko contacter ci téléphone am moom la ñu jox mu ngi doon di affiché wu ci suuf écran bi di 77 573 70 74 77 573 70 74 donc Alioune Seck chauffeur la am na ci expérience mu ngi wut liggéey mën ngeen ko contacter directement bu fekkee soxla ngeen ko. keneen ki ci topp CV moom lañ leen di woon mu ngi tudd Keita Assistant alors Assistant Keita diplôme obtenu 2011-2013 nekkoon na école supérieure du bâtiment Bâti-Sup Dakar Sénégal am na fa master professionnel option génie civil expérience pardon expérience professionnelle consortium d'entreprises conception réseau d'alimentation en eau potable maîtrise tuyauterie et accessoires devis quantitatif et estimatif des regards et ventouses à réaliser nekkoon na itam archidessin conception de plans d'architecture réhabilitation de plans existants devis quantitatif et estimatif suivi de chantier étude de béton armé njàngam mi foor na de mbay kii li mu jàng foor na jàng na ay béton ñoom seena alors am na ci expérience bu am solo parce que def na li nga xam ne ni moo di bâtiment ba noppi am ci master professionnel ci wàllu génie civil alors bu ngeen soxlawee Assistant Keita n'hésitez pas mën ngeen ko contacter par mail ci adresse bi ci écran bi di natissakeita@gmail.com ñoom ñaar ñëpp ñu ngi leen di souhaiter bonne chance liggéey daal dafa baax ci jaam ndax noo mën a toll la la war rek mooy nga liggéey te ñun li ñuy faral di wax mooy soxla bu teew ay nelaw faju ko te tubaab da koo wax mbay il n'y a pas de sot métier. cey ñàkk liggéey wóorul de. yàcc rek. looy def dañ la koy defal. dara wóorul. warul jullit. jullit dafa war di yëngu. di jéemal sa bopp. loolu moo war képp koo xam ne ki mooy dox. waaye toog rek mbay ne lépp na ñëw. ah Pape def naa ne loolu daal baaxul daal wóorul de mbay. appartient à ceux qui se lèvent tôt. voilà ñi yeewu fajar. ñoo moom àddina. ñoo moom àddina ñooy xalaat ñooy dundee lu lew. waaye ku jël sa bopp rek teg lijjanti. ak dóor martu. marto waaw marto nag moom baax ko moom. waaw dóor marto.
am na ñoo xam seen yitte yëpp. mooy bu ñu jàkkaarloo ñu ngi xool lu ñu la dóoree. yàlla nañ ci yàlla mos dëgg la. bu ñu jàkk liggéeyuñu. mais du ñu wax lu baax. mais Pape. koo dóor ki nga xam ne nii moom dafa dóore marto yóbbu na xelu doomu aadama. aussi parce que koo dóor marto rek yóbbu ko à l'usure. te am na ñoo xam ne ci loolu rek la ñuy dox. à l'usure ko ñu. jërëjëf El Hadj léegi nag mbokk yi ñuy bi téléphone bi gis ngeen ko nii Maawo dafa teel a affiché numéro téléphone yi yoon la parce que ku dugg tey ci woote bi di nga mën a am enveloppe bu duun moo xamee ni mën nga koo dafoo mu doon sa dépense ñaari junni lay dooree nag jëm fukk ku ci dal sa wërsëg la mën nga am ñetti junni ça dépend ci li ngay dépensé waaye daal ñu ngi leen di xaar woote leen ci ñaari numéro téléphone yi nga xamee ni ñu ngi affiché wu ci écran bi ci 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 bu ngeen wootee léegi ñu jël leen comme ça ñu xam ñaata la ñu lay jox ku ne ak foo mën ci nekk daf ciy baax itam boo wootee rek ñu teral la enveloppe yaa ngi tegee tey nag ñu xool kan ak kanay dugg defe naa Maawo bu fekkee jàppandi na ñu jël ñi nekk gum ci ligne bi balaa moo gën a xat parce que gëm naa ne bu ñu demee nag ba ci kanam dina gën a saturé te bëgguñu kenn di ñu woo di ñàkk xaalisam te doo ñu jot yooyu yëpp nag ñun ñoo leen ko jagleel ci yeewu leen bi yamuñu rek ci di leen digal di digle wala di leen bégal dañ cee teg itam di leen jàppale bu ko defee seen i bés mën a neex 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 ñu xool ki nekk ci ligne bi allo allo ndeysaan ma ngay déglu télé bi déglul ak sa téléphone allo allo waaw kay bàyyi télé bi ngay déglu nga déglu sa téléphone kookan la man la Gisela. Gisela. waaw. Gisela na nga def. ça va alhamdulilah Pape Cheikh namm naa la. maa la raw Gisela. billaay kontaan naa tey ci li ma leen jot. jërëjëf kontaan nga ci ñu baax plaisir. non sant Gisela. Baara nga sant. waaw BA2RA. barki dem ba tey xeetu sant bu ne maa ngi koy dégg ci télé bi. dégg naa manka bu dégg naa ndekki dégg naa añ dégg naa lu ne. kenn mësul gis loolu Baara nga sant. mais bii nag moo dàq yëpp. waaw mbete tur xanaa njaago nga wala kaweet jee. man nag lépp laa. waxal li nga doon rek sant bi fu mu jógee Baara ci tur laa ko gën a xam fii ci réew mi de Baara Ndiaye. Baara nag wax dëgg fa yàlla moom ñu ngi wër daal mais xamaguñu mais keroog moom dem nga sama dëkk. lu leen dal comme xamagu leen. ñàkk réer ñàkk xam rek. ñàkk xam ana sa ndey. mu ngi fi de moom wolof la moom. ana sa baay xanaa waxul ak yow. sama baay dem nga seeti ko keroog Gorée waa Gorée lañu. waa Gorée ngeen kon yaa ngi Gorée nii wala yaa ngi Dakar. non instant bi maa ngi Dakar. catholique ou musulman. je suis musulmane. d'accord je pensais que catholique nga ndax Gisèle bi moo ma xaw a jaaxal tuuti. exactement mais bon c'est pas grave sotti ci ak def ci la. alors Gisèle Bara yaa ngi Dakar nii actuellement. oui. demaguloo marché. non demaguma marché. tey sa baat bu neex beeg ñi ngay làkkeeg man sa wolof yii. nuru woo ma dem katu marché. ay waay dégg loolu. nuru woo ma kuy dem marché de. yaa ngi ci erreur de bu ma demal woon marché kon xëy naa dem liggéey wala leneen. kuy demal sa yaay marché yow. waaw maay demal sama yaay marché. d'habitude kat mooy joxe dépense sa yaay sa. mère baay joxe dépense nag d'habitude. mère bee koy joxe. d'accord mère bi d'habitude ñaata lay joxe dépense. yenn saa yi mu joxe 10 000 yenn saa yi mu joxe 7 000 ça dépend rek. yenn saa yi mu joxe 10 000 yenn saa yi mu joxe 7 000. waaw kon añu tay bi ñoo ko res. loolu kontaan naa ci. yeewu leen jox na la 10 000 yu ngeen dépensé tey. waaw. merci beaucoup. yéen a ko moom bul raccrocher comme ça ñu jël sa numéro téléphone dégg nga. d'accord nga mën a jot ci xaalis bi nu mu gënee gaaw. d'accord mais pas cher. waaw. xoolal Alfi moom mu toog nag moo gënoon a tax may woote. ay ca waxal ak moom. xam naa dina xaw a xàmmee affaire bi parce que maa ngi moom mus nañ tase grand théâtre. c'est vrai. tu t'en souviens maintenant. waaw loo ma waxoon. effectivement ma ne ko moom mooy illuminer télé bi moom bu ma si taanee yeewu leen rek moom moo tax. waaw je me rappelle. elle illumine la télé. merci beaucoup Gisela. merci à toi aussi allez bonne journée. Gisèle bul coupé Alfi mu ne. waaw tegaat na ci beneen ñaari junni. rëy na kay xam naa. du ñeenti junni ci yow. kontaan naa trop waaye. voilà man 10 000 Alfi 10 000 muy 20 000 dépense ñaari fan wala ñett. déggal lii. waaw yaa ko ma doo dolli ci. neex rek laa leen nekk lii fort na. non kontaan naa ci sa sañ li nga def baax na. merci chérie. maa ngi ziyaar kilifa yu toog yëpp waaye ci plateau bi. merci beaucoup. waaw jërëjëf. Gisèle. oui. kilifa yi kenn neexu la ci. ñoom ñaar ñëpp ma neex. waaw koo ci bëgg numéro téléphone am. non bàyyi noonu grawul merci. nañ ñun ñaanal rek incha allah. waaw kay bonne journée. merci à vous aussi. bul raccrocher. d'accord.
merci Gisèle et bonne journée bu fekkee am na keneen ku nekk ci téléphone ñu jël ko rapidement laata ñuy jàll ci ñaareelu xaaju yeewu leen bi juste après publicité yi lay doon daañu àndandoo ak Mado démb nag ma nga woon Porokhane dina ñëw rek tënkal ñu tuuti ci ay ponk yoo xamee ni war nañu koo xam ci màggal googule nga xamee ni démb la woon ci dëkk bu mag boobu nga xamee ni waajuru Cheikhul Khadim daanaka la mu fa def bàyyi na fa trace kii di oustaz Pape Hann yàgg nañoo wax ci Maam Jaara ak Soxna Jaara plutôt Jaariyatullaahi ak jaar-jaaram Mado dina ci ñëw ci kanam allo allo way allo oh là là allo way mbe fort allo way allo way mbe fort allo way désolé mën nga rappeler bu la neexee parce que ñu ngi jëm 10 heures numéro téléphone yaa ngoogu 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 Gisèle mi dugg léegi am na 20 000 pour dépense su tayam yéen ñi nga xam ne yéenay woote ku ci dugg mën nañu laa may ba 50 000 ñetti fan yi seetlu ngeen ko sama yarama tàng ku dugg rek am dara yooyu yëpp nag télévision Futur Média moo leen ko jagleel fajar gu jot ci yeewu leen matinal bi nga xam ne ni moo leen di niru bu weesoo Mado ci kanam El Hadj Mbaye Garmi dina ñëw ci li nga xam ne ni mooy jaar-jaaru ajaratu xaar mbay ma jaaga aja xaar nag defe naa wax naa ko ca fajar fu mu génnee gën te expérience be carrière bi riche na mag la itam teg ci waaye boobu nag ba tey tubarkalla mu ngi ci réew mi barki Dembo Ndiaye rek bi nga wootee sargal président Abdou Diouf ca théâtre Sorano ba muy dox di la bakk ku sañoon doon Garmi keroog. xam nga Pape Cheikh nit ki balaa nga koo bàkk da nga koy xam. te xaar bu la dee bàkk da lay topp du bàyyi benn sax-sax. day topp action. waaw day topp action bi ba mu tàyyi. yow ci sa bopp li ngay yëg keroog yow ak ku fa mën a toog li ngay yëg dëgg-dëgg kenn du ko yëg. donte la sax ñi la dar dañuy yëg dañu am lu ñuy yëg rawatina yow mi nga xam ne nii yow la joxoñ di ko dëgg-dëgg di wax ak yow. voilà kenn du xaar mbay ma jaar. wallaahi wallaahi dafa way Cheikh Seydil Hadji Malick Serigne Rabi Altalandu way bu ma dugg way bu ma boo xam ne saa yu ma biddante damay rus. dëgg la waaye biddanti woo mu ne Maodo ne ko biddanti woo. wallaay soo biddanti woon mu ñaaw biddanti woo ma laaj Serigne Habib si bu Serigne Mbaye Mansour ne ma xam nga luy biddanti man ko déedéet Pape mu ne ko déedéet si mu ne ma kii biddanti mooy ki noddu gu njëkk yee ki nga xam ne noddu gu njëkk 4h30 moo la yee kooku dafa biddanti. waaye ki yow mi di moom nag moom xanaa dafa karmat. kooku dafa karmat. waay waaw xaar daal yal na yàlla guddal fanam waaye kenn du ñoom. wallaahi wax bu rëy ngoog. soo biddanti woon mu ñaaw. mais xam nga way dafay jàngale. am lu muy yee. dugal ci yow jomm dugal ci yow mbaax. dugal ci yow gën. dugal ci yow jëf lu baax. loolu mooy way. way daal dëgg-dëgg moo tax ku ko dégg rek. war nga cee terle wala nga jooy. wallaay soo ca xoolee ba mënoo cee terle. jooy ca ba àddina yépp xam ne jooy nga. waaw baa nga dem ak sa doole rek. wala nga dem ak sa doole rek na nga demoon ca jàkkaarloo ba. waaw kay. keroog bi nga xam ne ni ki ne la bàkk ne la. Pape dëgg bàyyi woo dara. déedéet mbay. entourage bi sax da nga defa teg ñoom. waaw may ak xeexayam loo ci waaj doo ko def déedéet mu ngoog kon ci kanam ñu waxtaane kookee di ajot xaar mbay ma jaaga oustaz Pape Hann nag wax na ko ni ëttu këru diine bu nekk am na fa tànk amul fenn sens interdit ci kanam nag daañu doxanto njabootu Cheikh na Cheikh Sadbou ndax Sadbou Samb nag tubaarkàlla mu ngi wàcc ci ginnaaw bu ñëwee rek ñu jàkkaarloo ñoom ñaar ba noppi itam daañu waxtaane événement bi ñuy préparé di soirée Fojeka bi loolee nag di soirée panafricaine lan moo ci taxawaayu télévision Futur Média dinañu recevoir kenn ci ñu ko organisé en attendant ñu xool ku nekk ci téléphone bi allo. allo. oui. waaw Pape Cheikh Diallo. kooku kan la. Dame Lo Touba. sëñ Dame Lo na nga doxalee. sant yàlla bu baax kay. aale mi ci ndam mbaa jàmm nga fanaane. jàmm rek kay yàgg naa si ligne bi lool de. wallaay moo tax bëgguma woon jàllale publicité yi te jëluma la. waaw depuis ce matin ba léegi maa si télé bi jàkkaarloo ak yéen. jërëjëf kañ nga yeewuloo. man yeewu naa 7h. macha allah kon daal biddanti woo de da ngaa biddanti de. man du ma biddanti seen présentation émission oustaz xanaa déggoo li oustaz Pape Hann wax léegi. dégg naa ko sax bu baax de. lu mu wax ci biddanti. ah. ban heure mooy biddanti. ban heure mooy biddanti. waaw. ay 7h30 yooyu. deet mbay déggoo ko de. ah déggoo ko de. kon daa fekk may déplacé wu di woote kon. loolu sant ndekkeegul. ndekk naa sax de daa fekk ma déplacé ba may woote. da ngaa déplacé d'accord foo dëkk ci Touba. man maa ngi dëkkee garage Daaru. yaa ngi dëkk garage Daaru.
waaw macha allah yaay joxe dépense wala nu muy demee ci kër gi. non kër gi moom du ma joxe dépense waaye naa si participer de. di nga fi bàyyi. naa si participer naa si sa participation ñaata la ci kër gi. ah. sa participation ñaata la ci kër gi. 3500. 3500 ngay participer. waaw. xanaa kër gi daara la. non daara kër famille la. macha allah kër gu mag la. waaw. d'accord nga ni yaa ngi tudd nan Lo. Dame Lo. Daouda Lo. waaw. alors Daouda Lo. Dame Lo Dame. Dame Lo d'accord Dame Lo yeewu leen may na la ñetti junni. waaw. waaw 15000 francs yooyu defe naa ëpp na sax li ngay participer. waaw. nga cee participer daanaka juróomi fan de. waaw jërëjëf waay. waaw kay 15000 yow yaa ko moom bul raccrocher comme ça ñu jël sa numéro de téléphone dégg nga. waa kay Lo ñu ngi koy gërëm bu baax. mais Pape nag xale bi li mu wax jàngal daf ci jàngalaale lu bari. waaw mu ne. damay participer. dafa jàngal lu bëree bëri de. wallaay dafa am lu bi mu ko wax dafa am lu may yëg. def na jom de. xale day participer def na jom na. xale day participer waaye nekk ci kër ñu yor la ndékki añ reer nga xëy na yàcc rek bu añ bi naajee nga kaas boo ñëwee fekk ñu tibbal tuuti nga kaas te joxe wu benn dërëm kat. loo am def ko sàmbaal ci mbedd mi. ñun léegi waajur yu bëri nag ñoo yàq seen doom yi. mooy fàttaliku damaa réew damay vérifier lu ñuy togg bis bu jot lan la ñu togg boo demee nag ba xaw a màgg tuuti nga xam ni joxe woo lijjanti woo lakkarti woo amal jom rek dem. da ngay rus barki démb rek maa ngi dugg ci benn oto fekk ma jaar am lu ma jëndal sama doom yi. waaw def ko ci oto bi. ma naan may fàttaliku sama papa Alaaji Saliou ànd na ma daan sonné ci njaboot gu baax ki ma dendal ma naan ko cey li coon way nii. bala ngaa xam li bàyyi daan daj. nga màgg. ba xàmmee ba njaboot gi wër la. añ reer ndekki màbbu ci sa kaw. coon da caa jooy nag. boo dégloo coon. ba mu daanee dafa ne da caa jooy. dëgg la waaw nga xam li bàyyi daan jooy de moo tax njaboot gu ne war a góorgóorlu teral way juram. waaw teral way juram xam li sa yaay daj ci yow. xam li sa baay daj ci yow. boo xàmmee nag nga takk si du bay. war a dimbali say ñaari way juram. waaye boo ko deful ci bas âge nag doo ko tàmm. déggal li déet lu rëy nga wax xëy rek daagu jëm ca boutique ba. ñoo la fi nga ne dëgg da nga jënd ñaari kilo mburu ne ko bapp teg. dala nga sa xelu baay. waaye bay fu fan la mburu mi nekk. waaw yaay ana ndekki yaay ana café gi. waaw. door ko ci poos bi wal xas. xaw a bonde wàcc si ture yaay ana ndekki li. c'est vrai donc xale bu ci amagul liggéey sax li ma wax sànq rek. boo amul xaalis defal sa doole. def sa doole mooy même boo dee góor. bu sa yaay soxlaa ku ko wanalil. nga jël dugub bi yóbbul ko walal ko. bu sa yaay amul doom bu jigéen bu soxlaa ku ko baleel. nga sëgg baleel ko même bu dee góor. bu sa yaay soxlaa ku ko menaasal nga sëgg menaasal ko. même boo dee góor yooyu yëpp boo ko tàmmee da ngay màggaale ak jom boo xamee ni tubarkàlla foo génnee da ngay gën. foo génnee da ngay gën te Pape am na acte yoo xam ne bu ko njaboot def ci wuy juróom. mooy benn 1000 francs di sa capital. sa baay ak sa yaay di dund. nga jël 300 yi jox papa. jël 300 yi jox yaay ne ñaanal leen ma. lu dese woo 400. waaw di nga dese 400 de. bu ñu ko téyee day nekk milliard ci ñoom. macha allah te day ful ci xol googu seen xol di seen. billahi dootoo ñàkk xaalis bu. oustaz waaw kay mu ngoog yëpp nag ay parenthèse la yoo xam ne dañu koy ibbi moo tax ñaare ñuy faral di wax naan ku ne ak bis bi la gënal ci yeewu leen bi xam nga nag chaque jour ak couleur am ajjuma yi nag daanaka waxtaan la sottante xalaat gindeente indi mag ñu baax ñi fi nekkoon te daa wax lu baax daa ko def waaye itam waxtaanee ki nga xam ne moo ñu gën ku fi baax di yonent bi loolee moo tax jotaay bi lee am solo xam naa ne ca ginnaaw pare gu ñu pour ñu jàll ci publicité yi waaye fàttali leen rek ni ba léegi mën ngeen a dugg ci téléphone bi ci 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 ak fu ngeen mënti nekk ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex week-end bu neex ci télévision Futur Média oustaz Pape Hann sànq Amadou Mbaye Garmi nee na dafay fàttali ko góor ga nga xamee ni ba tabaski jibee dafa jaaxle ba loo ko wax mu ne mouton waaye yow nag xam naa lu ñu la wax fan yii nga le 28. le 28 mars mooy delloo njukkal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man damay delloo njukkal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne nu ma mel mooma lu ma am mooma jël sama dund yëpp jox ko maa ngi ñaan nag képp koo xam ne mës naa laa bégal benn Cersa 28 mars nga fekk ma fële place de souvenir wallaay ñu àndandoo bégal rasulullah delloo ko njukkal man it nag ma taxaw kalaameel la Seydina Muhammad mu defar sa lépp loolu maa ngi koy ñaan soppay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam place du souvenir bëgguma kenn xaj fa incha allah adduna bépp jàkkaarloog noonu ñu xam ne nag réew mii nag am na ay soppay Seydina Muhammad di leen fàttali rek ni le 18h lay doon kenn du fay dara defu ko entrée ci invitation la xam naa ni bu altine ñu jox leen numéro téléphone bi nga xam ne bu ngeen ci wootee di ngeen mën a jot seen ay invitation nu mu
gënee gaaw ndax bëgguñu kenn manqué place le 28 bu soobee yàlla ca place du souvenir. bërëb boobu nag ci profito di ndokkeel ki ñu ko dénk di sunu xarit di suñu jigéen. di Adja si mu Boubacar Ba Adja ñu ngi ko ziar bu baax di ko ndokkeel mbokk ndeyam nen si ak Papis donc Adja ñu ngi koy ziar bu baax ak ñamu àndal foofee ca place du souvenir ñu ngi leen di xaar ci téléphone bi 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 juste après publicité yi ñu àggali jotaay bi yeewu leen mu ngi jëm 10 heures.